képp kuñ ne doo jullit nga mer maa ngay woo 24 ak 25 du sa fête. Jésus Christ masul fête 24 décembre masul fête 25 décembre. Bible baa ngi ni teg Bible chrétien yi amul fenn fu ñu wax ni am na benn apôtre de Jésus bu fêté 25 wala 24 décembre. 25 décembre fan la jógee il faut nit ñi jàng nit ñi il faut ñuy jàng xam-xam day yokk nit xam-xam leer la. 25 décembre mu ngi jógee ci fête boo xam ni ay ceddo ñoo ko doon fêté ci égyptiens yi ak grec yi. lan lañ doon jaamu benn yàlla bu ñuy wax yàllay jant le dieu soleil Mitra lii lañ doon jaamu. romain ak grec yi nga xam ne ñoom ñoo dugg ci christianisme ñoo àndaale fête boobu daal di koy dëgëral ci biir christianisme waaye Jésus xamul woon loolu. benn chrétien mënu laa jox benn verset de la Bible bu benn apôtre fête 24 wala 25 décembre amul. ñaareel bi yow jullit ñoom dafa am lu ñuy feete gëm ko ñoom dañoo gëm ni yàlla dafa am doom donte ñun dañoo gëm ni yàlla amul doom te ku fi taxaw mën nañ la ko leeral ci njëkk ak teranga ak ni mu gën a rafete mën nañ laa leeralal Bible baa ngi nii lan la doomu yàlla di tekki ci Bible tekkiwul ni ko nit ñi di déggee yàlla mënta am doom. boo delloo ñoom ci seen Bible doomu yàlla li muy tekki mooy ku jébbalul yàlla Romains chapitre 8 verset 14 loolu lay tekki tekkiwul leneen ku jébbalul yàlla lay tekki. takbir allahu akbar. yàlla wax ci alquran mu ne asamaan ak suuf xaw nañoo fàcc ndax li ñuy askanalee yàlla doom. lan moo tax yàlla wax loolu parce que ñu bëri fii dañoo jàpp ni comme Jésus amul papa yaay la am kon yàlla mooy papam te bu dee yàlla mooy papam kon nature yàlla la am maanaam moom yàlla li mu doon ci nature moom loolu la waaye Jésus moom wanewul loolu. boo demee ci Luc chapitre 6 verset 12 ñu ne Jésus dafa dem ci benn montagne xam nga ñun li ñuy wax mooy naafila guddi ci weeru koor mu fanaanee jaamu yàlla ba bët set. yàlla dina jaamu yàlla dama leen di laaj ndax yàlla dina jaamu yàlla. yàlla du jaamu yàlla yàlla soxlawul jaamu kii jaamu mooy ku am soxla te yàlla amul soxla. ñaareel bi boo demee ci évangile de Jean chapitre 17 verset 3 Jésus mu ne pour dugg àjjana da ngay gëm laa ilaha illallah da ngay gëm laa ilaha illallah gëm ni moom yonentu yàlla la lii la Jésus wax. Jean chapitre 17 verset 3 chrétien bu ma gëmul na vérifier Bible baa ngi nii ma tax mu ne or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. lii la Jésus jàngale. ñaareel bi Jésus Marie da koo bëggoon a laal pour ñuy wax naan moom yàlla Marie da koo bëggoon a laal dans Jean chapitre 20 verset 17 teel Jésus ne ko Jean chapitre 20 verset 17 mu ne ko ne me touche pas bul ma laal car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères dama fekki samay frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus daal na Marie dama wax samay frères maa ngi jëm ci yàlla mi sama borom ci seen borom. waaw kuy wax loolu nan lay nekk yàlla kuy wax loolu yàlla la xool leen Jésus li mu njëkk a wax ci alquran bi ñu tuumaalee yaayam ne dafa njaaloo xam nga Marie bi muy am doom sequl ak góor yàlla dafa def kattanam ci moom mu daal di am ëmb Jésus bi mu ëmbee daal di génn dëkkam dem fu xaw a sori ba wasin bi mu wasinee daal di gàddu Aïssa Jésus ñëw ci dëkk bi mu ñëwee ci dëkk bi juif yi ne ko yow Marie def nga lu ñaaw sa papa nekkul woon ku bon sa yaay nekkul woon njaalookat foo jëlee doom Marie yàlla da ko waxoon bul wax mu ne ko joxoñ na bàyyi c'est-à-dire xale bi moo war a wax moo war a leeral ni yaayam njaaloowul ba pare ni moom yonentu yàlla la moo tax miracle bi Jésus njëkk a def mooy dafa wax jamono ji mu nekkee ci berse bi mu ñëwee ci juif yi ne ko da nga njaaloo mu joxoñ leen Jésus lan la njëkk a wax qaala inni abdullah man jaamu yàlla la te fekk mu ngi nekk bébé allahu akbar jaamu yàlla la inni abdullahi aataani alkitaba wa jaalani nabiya yàlla daf maa jox téere ba pare def ma nekk yonent wa jaalani mubarakan aynama kunt yàlla def ma nekk ku barkel fu mu mën a nekk wa jaalani mubarakan aynama kunt wa awsaani bis salaati wa zaka ma dumtu hayyan yàlla dénk ma julli dénk ma may sellal sama bakkan fekk maa ngi dund wa barram bi walidati mu def ma nekk bu baax ci sama yaay muy Mariam te ma wax leen dara lu ngeen xamul surtout chrétiens yi alquran boo fa delloo yàlla yaayu Jésus la wax ni mooy jigéen bi gën ci alam bi ci àdduna bi loolu doo ko fekk ci Bible bi amul benn chrétien bu mën a génne benn verset
mu mel noonu ci biir alquran dafa yëkkati Marie teg ko foo xam ne tegu fa benn jigéen xam nga lu tax Marie dafa sàmmoon boppam jigéen ñëpp dañ ko war a jël modèle tey Marie daanul njaaloo daanul jóge ci jàkka bi daanul jaxasoo góor daanul greffage daanul mèche Marie dafa joxoon boppam yàlla moo tax Jibril bi mu ñëwee dafa tiit ne ko maa ngi musul yàlla ci yow fekk Jibril dafa ñëw yor melokaanu góor comme xamul góor mës ta jaxasoo góor mu ne ko maa ngi musul yàlla ci yow Jibril na ko déedéet man yonantu yàlla laa pour xabaaree la ab doom joo war a am muy Jésus continue mu ne wa jaalani mubarakan aynama kunt wa awsaani bi solati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya fee bi lan la Jésus wax inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu mu ne yàlla Allahu akbar yàlla mooy sama borom lii la Jésus wax nit ñi tey ñu waxante dëgg te yàlla tax am na bërëb yu bëri boo ko demee da ngay fekk ñu koy jaamu Jésus waaw Jésus ndax moom moo digle ñu jaamu ko na ma benn chrétien jox benn verset wallahi ñu baptisé mu fi ma taxaw benn verset bu mu diglee ñu jaamu ko wala bu muy wax ni moom yàlla la amul ci évangile ci Bible beneen bi moom da daan jaamu yàlla beneen bi da daan digle nit ñi ñu jaamu yàlla biñ ko laajee lan moo gën a màgg ci li ngay jàngale laa ilaha illallah la jàngale boo demee ci Marc chapitre 12 Marc chapitre 12 verset 26 à 29 biñ ko laajee le premier de tous les grands commandements mu ne écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et l'unique Dieu lii la Jésus jàngale nit ñi bàyyi loolu tey ñëw ñoom di jaamu Jésus moom muy jaamu yàlla ñoom ñu jaamu Jésus boole ci encore di dëgg di fecc Jésus moom danaan sujjóot comme jullit yi Matthieu chapitre 26 verset 39 boo demee ci Bible bi Matthieu 26 39 Jésus bi mu bëggee julli dafa sujjóot ci suuf comme ni jullit ñi di jullee tey ban chrétien mooy jullee noonu tey ci kaw suuf dañoo waxante dëgg il faut qu'on soit sincère munoo woote nga ne Jésus ngay topp Jésus jaar nii nga jaar nii yow nga ne Mouhamad ngay topp Mouhamad jaar nii nga jaar nii loolu wérul li wér mooy ki ngay topp da ngay jaar fa mu jaar fi mu teg tànkam fa ngay teg sa tànk la mu gëmoon ngay gëm la mu doon dundee ngay dundee loolu mooy wér ci ngëm te Jésus wax naa leen ko ba muy dem xabaare na leen ci alquran comme ci Bible chrétien bu ci bëgg a leeral na ñëw ma jox ko verset yi léegi ñoom boo waxee dañ naan la Saint-Esprit ku fi jege ma leeral ko ni Saint-Esprit insha allahu taala bi muy dem boo demee ci suratu Saaf Jésus dafa ne wa iz qaala Isa bnu Maryama ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu akbar lii la Jésus wax yéen waa banu Israil yonentu yàlla laa ci yéen yonentu yàlla laa ci yéen dëggal li yàlla joxoon Moussa muy Tooraat ba pare di leen xabaaree ab yonentu buy ñëw sama gannaaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye bi Muhammad ñëwee lan la ñu def dañoo du mooy mbokk yi ñu ngi leen di woo ngeen dellu si waat ci diine Jésus di waxaat encore chrétiens yi waxuma ko pour offenser leen ngeen baal ma am waxuma ko pour fustiger leen waaye damay wax ni Jésus baatu chrétien mosul génn ci gémminam mosu koo dégg chrétien bu ci am leeral maa ngi nii taxaw Bible baa ngi Jésus mosul dégg baatu chrétien mosul woowee ay disciple am chrétien mosul wax ni diinam christianisme la fan la mbir mi jógee Actes des Apôtres gëstukat bu ne chrétien boo amee Bible na nga xool sa kër soo amee Bible de Jérusalem nga xool yor naa ko fii Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26 Paul ak Barnabas dañoo dem fële ci Antioche Grèce di waaraate Barnabas sax moo doon waaraate jëlaale Paul andi ko bi ñuy waaraate ñu gis leen foofu pour saboter leen boo demee Bible de Jérusalem moo ko wax du maa ko wax Bible baa ngi fii mu ne païens yi ceddo yi dañ leen gis pour saboter leen tuddee leen chrétien foofu la baatu chrétien tuddee te lii Bible moo ko wax alxuraan waxu ko musulman waxu ko Bible bi moo ko wax waaye lu Jésus xamul loo xam ne ay ceddo ñoo ko créé ñu gëm yàlla war nañ koo diineewu dañu waxante dëgg te sincère man de bu ma xewoon ay ceddo tuddee ma musulman te gisuma ko ci alxuraan du ma nangu nekk musulman man su ma xëyoon ay ceddo ay féticheur tuddee ñu musulman du ma nangu tuddee woo musulman fekk gisuma fu ma ko yàlla tuddee parce que lu baax ci yàlla lay jóge du jóge ci ay ceddo lu sell ci yàlla lay jóge du jóge ci ay ceddo il faut ñu jàngat suñu diine yàlla waxaat ci alquran mu ne inna diina inda allahi islam
diine ba mu gërëm fa moom mooy islam mbokk yi lan mooy islam ñaata jullit kan moom ma mën a tontu fii ci mbooloo mi lan la islam di teg koo mën a tontu bismillah. takbir. Allahu akbar. takbir. Allahu akbar. takbir. Allahu akbar. islam lii lay tekki islam mooy nga jébbalul yàlla. musulman li muy tekki mooy yow mi jébbalul yàlla yow la ñuy woowee musulman. te Jésus dafa jàngale ni moom il était soumis à Dieu. ku am Bible na vérifier Jean chapitre 4 verset 34. mu ne ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. lii la Jésus jàngale et de faire son œuvre. Jésus dafa jàngale lui il était soumis à la volonté de Dieu. mu ne je ne suis pas venu pour faire ma volonté mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. ñëwuma fi pour jébbalu ci sama jëmm man wala def sama coobare waaye dama fay ñëw pour jébbalul yàlla. Jésus lii la jàngale te lii mooy l'islam. Jésus nee na ku jébbalul yàlla rek mooy dugg aljanna te musulman mooy jébbalul yàlla. demal ci Matthieu chapitre 7 verset 21 à 22 foofu Jésus chrétiens yi sax lay waxal. ñan ñooy woowee Jésus Seigneur est-ce que jullit ñi la wala chrétiens yi. chrétien donc mooy woowee Jésus Seigneur. Matthieu 7 21 mu ne ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. mu ne ñi may woowee Seigneur mu ne du ñëpp ñooy dugg aljanna. Seigneur li muy tekki foofu mooy suñu sang lay tekki. mu ne mais kan mooy dugg aljanna celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. mu ne ku jébbalul yàlla kese mooy dugg aljanna. lii la Jésus jàngale. mu daal ci toftal nag leneen loo xam ne chrétien bu ne war na ci xalaat. mu ne plusieurs viendront en ce jour-là et me diront mu ne ba si yawmal qiyam ñu bëri dinañ ñëw ne ma Seigneur n'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom ndax defuñu woon ay kéemtaan ci sa tur. n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom. n'avons ci gàttalu yàlla la daan defee li muy def. chrétiens yi tey ñu bëri ci église ci turu Jésus la ñuy defee li ñuy def. ñaareel bi Jésus chrétiens yi dañ koy jaamu moom danaan jaamu yàlla. moom danaan jaamu yàlla yaa nga koy jaamu yaa ngi bokkaale yàlla. kuy bokkaale yàlla lan la Jésus wax ci alquran innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna. yàlla mu ne képp koo xam ni Jésus mu ne képp koo xam ne yaa ngi bokkaale yàlla mu ne yàlla araamal na sa yaram aljanna sa place mooy safara. lii la Jésus Christ woote. donc nit ñi nañu delloo si xel yi mboolem yonentu yàlla yónnee ay jullit lañu woon ba ci Adama. Adama dafa jébbaluloon yàlla. Moussa dafa jébbaluloon yàlla yonentu yàlla Nuux dafa jébbaluloon yàlla. ba Jésus dafa jébbalul yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw daal di tëj yonent yi. moo tax yonent bi dafa ne man sama mbir ak mbiru yeneen yonent yi dafa mel ne benn kër bu ñu tabax ba mu rafet mu manqué benn brique. mu ne kër googu mooy yeneen yonent yi ma jiitu. mu ne ku ñëw ci kër gi danaan kër gi da rafet na waaye buñ ci defoon brique bi rek mu gën a taaru. mu ne man maay brique boobu. takbir. allahu akbar allahu akbar yonent bi saasam non. yàlla ne yonent bi saasam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. li tax ma yónni la mooy dama laa yónni pour nga nekk yërmande mbooleem univers bi àdduna bi yëpp. yonent bi nee na Jésus frère am la Moussa frère am la yonent yàlla Ibrahim nag mooy seen bàyyi moom mooy xaritu yàlla moom ci moom la Ismaïl soqeekoo ak Ishaq. Jésus mu ngi jóge ci Ishaq Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jóge ci Ismaïl ci doomu Ibrahim. Ismaïl mooy maamu yonent bi te Ismaïl yàlla dama waxoon Ibrahim ne ko sa doom ji dinaa génne ci moom xeet bu mag te xeet boobu ñi ngi xam màggaayam muy arab yi jamono bi yonent yàlla di wax ci la ñu xam arab yi ci àdduna bi avant tekkuñu woon dara. boo demee ci Genèse chapitre 17 verset 20 tandis que Isa mooy ki ñuy wax Ishaq wala Isaac moom yàlla bi ñuy wax ak moom dafa nekkoon dinaa tëgg ak yow ak kóllëre alliance boo xam ne pour yow la ak sa njaboot waxu ko pour àdduna bi yëpp. moo ngi ci Genèse chapitre 17 verset 19 mu ne ko je vais traiter une alliance avec toi et ta postérité waxu ko pour l'univers. tandis que Ismaïl lii wane ni yonent bi sax mooy jiite àdduna bi dafa ne ko je ferai de toi une grande nation et je te bénirai à l'infini. moom li ko yàlla defal amul limite. moo tax yonentu yàlla bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonentu bi mboolem yonent yi xabaaree seen xeet ne dina ñëw pour tëj lépp loo xam ni prophétie la. ma dolliwaat chrétiens yi Jésus bi muy dem ci Matthieu chapitre 21 verset 43 dafa ne leen xam nga ñoom Jésus dafa ñëw ci juif yi gaaral leen kaddu yàlla ñu daal di koy xeex ba bëgg koo rey
bëgg koo rey mooy ñoom dañoo delloo message bi leen yàlla jox bëgguñu. Jésus ne leen le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une autre nation. Allahu akbar. loolu di wane ñëw yonentu yàlla Muhammad mu ne ko li leen yàlla jox ci wàllu prophétie yàlla da koy jëlaat jox ko beneen xeet boo xam ne ils en rendront les fruits. benn nation donc moom moo am yonentu am fi téere gannaaw Jésus muy la nation arabe bi yonentu yàlla Muhammad salaam. takbir ko Allahu akbar. takbir. Allahu akbar. takbir. Allahu akbar. gars yi nañu delluwaat ci l'islam islam mooy dëgg mooy diine mboolem yonentu yàlla yónni maa ngi bàyyiloo xel sama mbokk yi di bàyyiloo xel chrétiens yi jullit ñi Jésus juddul le 24 juddul le 25 mosul feete Noël feetu ceddo la catholique yi boo demee ci benn yor naa encyclopédie catholique bu ci bëgg a am leeral na jël sama numéro ma ubbil ko encyclopédie catholique boo xam ne ñoom ñoo ko bindal seen bopp ñu bind ci biir ne Noël feetu ceddo la ñoom ñoo ko waxal seen bopp man duma fenal kenn kon loo xam ne ay ceddo ñoo ko créé luñ koy doyee ñun lan lañ koy doyee doyewuñ ko dara yàlla bu bëggoon ñu feete ko dinañu xamal ba su juddu Aysa xamal ñu ndax dañ ko war a feete wala déet waaye ñamu yar ci boppam apôtre yi ñi nga xam da leen wóolu woon tànn leen mosu ñoo feete 24 ak 25 te li gën a doy waat ci 24 ak 25 mooy suñu sœur yu bëri ci lañ leen di yàq wallahi alazim suñu sœur yu bëri 24 décembre dañuy baali 25 décembre dañuy baali fi mu toll nii xale yu góor yu bëri ñu ngi préparé seen i guddi njaaloo 24 ak 25 jàpp leen ni yéen a ngi njaaloo ji ak seen i sœur képp ku fi njaaloo ak jigéen yaa ngi njaaloo ak sa sœur jigéen bu la tiim jàppee ko sa sœur boo ko jàppee sa sœur doo njaaloo moom yërëm leen jigéen ñi mbokk yi yërëm leen jigéen ñi yedd leen jigéen ñi ñu sol ay yëre yu baax jigéen ñi bu ñu génnoon ñëw jox leen seen yaram sax xoolee ko sa bëtu sœur parce que wallahi yow bëggoo kan moo bëgg fi ñu tëdd ak sœuram yow bëgg ñu tëdd ak sa sœur góor gi bëgg nga ñu jot ak sa doom lan moo tax ñuy wëlbati ko di ko def doomu jàmbur yi lan moo tax ñu koy def wallahi ragaluñ yàlla wallahi suñu lislaam dafa des way jur yi bàyyi seen doom yi ñuy génn 24 ak 25 yawmal qiyaam li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na way jur dinañ ko atte ba mu war a dugg aljanna doomam daal di ñëw ci yàlla ne ko yàlla kii teguma woon ci njub yàlla ne nañ ko delloosi ñu delloosi ko atte ko yàlla ne ñu taxañ ko moom ak njabootam ga dugal leen sawar ndax ñàkk gi na ñàkk teg ci yoon tey parents yi ñooy jox xale yi ñu baali ñoo leen di naka la sa doom bu jigéen di génne sa kër de minuit à 5 heures wala 6 heures du matin doo xam fu mu nekk way jur bu baax nan lay defee loolu way jur bu baax nan lay doomee bàyyee doomam bu jigéen mu génn minuit ba fajar kooku ëllëg dina may doom